ay ca mbokk yi safoo di seetaan la première chaîne thiessoise la Thiès TV ñu ngi leen di nuyu fañ leen daan nuyoo te di leen gërëm ci safoo bi ngeen safoo di seetaan li nga xam ni mooy seen télévision régionale ci loolee nag comme ni ngeen ko xamee ngoon gu jot sur la Thiès TV ñu ñëw ak yéen ci li nga xam ni moom la ñu jagleel feebar bi di coronavirus rawatina fii ci diwaanu Thiès ñu ci daral bopp tey ngeen gis ko ñi nga xam ni je peux dire ñi ngi ci xeex bi au premier front donc ñooñee buñ ci waxee day bokk ñi nga xam ni ñooy les autorités de la ville de Thiès boobu ba tey ñu fi jaamante waaye tamit ñi nga xam ni tamit ak màcc jëm ci wàllu faj ñooñee bokk na ci ñi nga xam ni ñooy les médecins waaye tamit ñi nga xam ni ñooy docteurs yi ci loolee nag tey on a le plaisir donc di dalal ki nga xam ni mooy docteur Ndiaye ku kenn dul présenté ici à Thiès nekk gynécologue nekk aussi homme politique nekk un acteur de développement engagé ici à Thiès et on peut dire en dehors de Thiès parce qu'il est partout ci li nga xam ni mooy engagement waaye tamit ci li nga xam ni mooy gëm li muy def waaye tamit nekk patriote ci loolee nag ñu dalal ko jëmale ci li nga xam ni mooy waxtaan ci lii di coronavirus te ñu bëgg koo daan mu jógee fii ci Sénégal waaye ci wet gi damay am ki nga xam ni mooy le grand Papis donc mooy bokk ci kër gi nekk aussi tamit fële ca Best FM wala seq ak moom waxtaan bi Papis ma bala nga nuyoo après ñu ñëw ci monsieur le docteur. voilà Ismaïla maa ngi lay fay di nuyu suñu invité docteur di ko ziar bu baax a baax di ko dalal ci Thiès TV comme ni ñu koy faral di defee rek saa su ne damay naan mooy première chaîne thiessoise bi nga xamante ni nii moo fi nekk di bégal doomu Thiès waaye tamit di jàpp ci comme ci liggéey bi nga xam ni Thiès ñu ngi koy def di xeex li nga xamante ni nii tamit mooy coronavirus ni ko gaa yi jógee ñëpp di ko def Thiès TV tamit jóg ci di ci def jéego yu doy waar ba tax saa su ne comme ni nga ko waxee rek ñu dalal benn kàngam bu nga xam ni xam-xamam màcc na ci wàllu wi te tamit mu ngi xeex ngir lu jëm ci coronavirus ñu dalal ko fii ci Thiès TV di ko nuyu beneen yoon moom bi ñu dalal tey di docteur Ndiaye bi nga xam ni tey kenn dootu ko présenté ci Thiès kenn dootu ko présenté jeunesse su Thiès rawatina mouvement yi ci Thiès rawatina jigéen ñi ci Thiès muy docteur Ndiaye di ko nuyu bu baax a baax gannaaw wuñ la nuyoo delloo la kàddu gi. merci beaucoup Papis ci loolu rek comme ni nga ko waxee donc la ñuy jëlee kàddu gi jox ko ki nga xam ni mooy docteur Ndiaye je rappelle gynécologue nekk aussi en même temps aussi nekkoon professeur fële ci université am casquette yu bari homme politique acteur de développement engagé monsieur Ndiaye ñu nuyu la bala nga nuyu mbokku téléspectateurs yi. mbas bi nga xamante ne ci jamono ji ñu nekk dafa lëmbe askan wi lëmbe àddina moo tax vraiment may rafetlu tamit Papis bi nga xam ne moo toog moom nga xamante ne jàmbaar la ci waar yi seen waar Thiès TV di def xam ne yéen tamit yéen a ngi ci bay seen waar lu am solo ndax communication dafa nekk lu am importance xeex bi du xeexu faj kese mais xeexu communication ndax prévention moo ci ëpp solo amul garab bu leer boo xamante ne amul vaccin mais communication mooy garab bi ndaxte ay méthode la ak ay mesures yu ñu ko a jël mais pour nit ñi pour mën ko jël il faut que communication bi jaxul nit ñi comprendre moo tax ñu ngi leen di jaajëfal ci seen taxawaay am na solo merci beaucoup monsieur le docteur ci loolu rek la ñuy dem rek defal leen li nga xam ni mooy le bilan du jour tey ci nga xam ni donc moo bàyyeekoo fële ca ministère de la santé et de l'action sociale donc lu demee ni que tey 15 cas positifs la ñu am ci bés bi bokk ci li nga xam ni mooy 14 cas contact mooy ñi nga xam ni ñu ngi leen doon suivre ak benn cas communautaire loolee nag moom la ñu fesal tey ci suba ci test yi nag mu ngi toll ci 227 tests yoo xam ni def nañ ko mu génne 15 cas positifs 14 cas contact ak benn cas communautaire ci loolee nag Sénégal toll ci 314 cas yoo xam ni positif na 190 guéris ak 2 décès loolu mooy li nga xam ni mooy bilan bi ba fi feebar bi teroo ba tey depuis début mars ba tey monsieur le docteur bu ñu déggee bilan bi qu'est-ce que ça te fait. bilan bi soo ko déggee dafa am jàngat benn bi moom mooy ñi remercier taxawaayu waa docteur ndaxte ñi ngi wane seen xarañteef ba ñu bare ci ñoom tey
ñi ngi génn ñi feebar ñi ngi leen di faj ñuy wér loolu macha allah lu am solo la tey soo ko xoolee ci àddina bi résultats yi gën a baax yi Sénégal ak médecins sénégalais yi am nañ ko parce que on a plus de 60% de guérison macha allah lu am solo la waaye ci biir loolu am na lenn loo xamante ne moo ñu jaaxal mooy li ñuy wax les cas communautaires cas communautaire soo ko firee lakku ndéef la soo ko gisee ci kaw doo gis da nga naan dara new ci waaye ci suuf ma ngay law te lakkum ndéef boobu nag moom moo mën a indi problème bu mag ndaxte ñun tey suñu xarañteefu waa médecin yi am na leer na nit ñi waaye moyen pour dékku feebar bi amuñu ko ku nekk day waxtaan wax ko teg ko ci dëgg fii Sénégal amuñu moyen pour def jàkkaarloo ak feebar ndaxte ci gis ngeen ne dëkk yoo xamante ne ci kàttan ci alal ci ak ci ay moyens ci santé la ñu am kenn du ko sax lëkkale ak waa Sénégal tey ñooñu ils sont dépassés comme muy États-Unis comme muy Italie Espagne France bi nga xamante ne ci li ëpp ñooñu doon dimbali ñooñu tey ji ñu ngi ci jaaxale boo xam ne gute gu ñu mënta génn kon suñ loolu su excès si ñun ay la yeween ñun duñ ci mën a jàkkaarloog moom duñ ko mën a régler moo tax muy solo ci ñun taxawaay bii nga xam ne yéen a ko taxaw mooy taxaw sensibilisation ba cas communautaire yooyu nga xamante ne mi ngi nit ki mi ngi wàlle te xamul ne mi ngi feebar continuer donc fi ñu toogee di tëdd ma ngay continuer wàll te def ciy bari ndax li ko gën a indi ñun Sénégal dëkk bu la boo xamante ne jeunesse bi daf fi yaatu yàlla dafa def plus de 60 à 70% de la 65% de la population est jeune te feebar bi yàlla def na li ëpp ci jeunes yi dinañ ko am te duñ ko yëg maanaam ñoom dañuy jël feebar bi di ko wàllaate di ko wàll te ñoom ci seen bopp ñi ngi taxaw yor seen jëmm ne ñum kon du ñu xalaat ne ñu ngi wàllaate mooy porteur sain yi te ci jeunesse bi la koy gën a bari te dëkk bu mel ni Sénégal daf ci am problème kon saa yoo yaakaare ne mbir mi saafarawu na ndekete mbir baa ngi law ci suuf tey tollu nañ fu nga xamante ne kenn xàmmeetul kan mooy kan parce que maak yow ñu ngi toog ni yéen ay jeunes ngeen yàlla mën na def kenn xamu ko am benn jeune bu ko am mais ñun duñ ko xam ñu saafonte ree laal di mesure barrière yi jëluñ ko mais ñun ñuy dem noonu lay dem ba laal ki nga xamante ne moom ci njëm boppam kàttanam may ko mu téye ko kooku daal di daanu. mais est-ce que kon buñ la déggee docteur day mel ni kon il faudra peut-être ñu yokk li nga xam ne mooy test yi donc def dépistage de masse. ndax on a vu ces 2 derniers jours là plus de 200 tests bu ñu ko defee on voit le bilan li nga xam ne mooy cas journalier. day am proportionnalité bu ëpp bi ñu daan am. waaw c'est normal xam nga bu njëkk ba Institut Pasteur kese moo doon testé. léegi professeur Mboup ak ñi leen di remercier di leen féliciter parce que quand même loolu lu am solo la ak équipe am ñoom tamit ñi ngi testé ce qui fait que donc lii testé dañ ko gën a dafa gën a yaatu te loolu mooy tax tam comme ni ñuy wax nombre yi di gën a yaatu waaye tam comme ni ñu leen ko waxee test global ñëpp di testé France ñoom mënuñu ko États-Unis mënu ko kon dina jafe si ñun mais ñun mën nañu am ay stratégie maanaam ay taxawaay yoo xamante ne am na ay groupe sensible yoo xam ne foofu dañ fa war a yokk test bi loolu moom mooy déjà hôpitaux yi war nañu yokk test yi ci hôpitaux yi maanaam te xalaat naa ne ci lu gàtt ministère de la santé dina ci dem ba nga xamante ne ku ñëw am fièvre même su fekkee sibiro la indi wala su fekkee leneen moo la indi sax dañ lay tester loolu suñ ko yaatalee dinañ gën a yokk possibilités yi pour xam mais pour tester ñëpp du yomb trop pour Sénégal parce que les moyens dëkk yu mag yi sax mënaguñ ko mais war nañ ci góorgóorlu nag yokk yaatal test bi. ayca mi ngi noonu mu nekkoon PCA docteur Ndiaye donc yaatal test yi ci la ñuy demee rek ba tey ñu ngi ci mbiri Covid 19 bi nga xam ni moo
tey upp boppu àdduna wërngal këpp tey ñëpp a ngi jaaxle fépp foo dem nit ñaa ngi yuuxu nit ñaa ngi woote wallu ba ci li ñu jot a seetlu ci lu yàggul dara ñi nga xam ni ñoom ñoo wane seen bopp ni ñoo ëpp doole ci àdduna muy les États-Unis d'Amérique ñoom ci seen jëmmu bopp danoo jaaxle ba mu feeñ ci gëtu askan ci gëtu àdduna bi yépp donc tey yow nga nekk koo xamante ni nii mën nañu ne toujours da nga doon avant Covid-19 yaa ngi doon dimbali donc di taxaw di jàppale sa askan muy Ceeskaay nga sonn trop ci Cees tey lii fekk si ñu Sénégal gépp jaaxle comme ni àdduna bi yëpp jaaxle ndaxte fii tey ji ñun li ñu jaaxal mooy bu fi demee ba weesu benn lim bi ñun bu boobaa dana nu gasax ndax du ñu am nu ñu koy gérer ndax yoruñu moyens yi ñu mel ne yéen nekk fi lu mel nii nekk fi tey lan nga ci yow lan moo ci sa xalaat bi mu ñëwee ak yan jéego nga ci jot a def. maanaam damay wax ne ñun yàlla dafa fekk daf ñoo defal ba yombalal ñu mbir mi yàlla dafa def ci sama xalaat ak ni may doxale si jigéen ñi la gën a doxee sama liggéey sax ci jigéen ñi la mais ci groupement femmes yi fii ci biir Thiès presque entre 250 à 300 groupements de femmes yoo xamante ne ñoom ñooy liggéey ak ñun juróomi at boobu xalaatuñu sax benn yoon mbiru corona wala Covid ak yu ni mel ñu jël jigéen ñi wutal leen matuwaay lu ñuy liggéey seen biir nu ñuy def ba am tuuti alal bu ñuy denc muy koom pour mën a liggéey pour am dara ci biir loolu ma ne leen dafa am loo leen di am alal am na solo waaye loo leen di dimbalante muy solidarité da ngeen ko ciy dugal chaque caisse chaque année suñu tojee comme ñoom ni ñu koy waxee dañuy am loo xam ne dañ koy denc mu tudd solidarité ma ñaanal leen ne leen su doon sama sago solidarité loolu bu ko kenn laal ndax solidarité mooy saa yoo jaaxle fa nga war a dem tibb ko yàlla def kon ñoom groupement yi ñoom ñëpp ku ci nekk am nga solidarité sur 2 3 jàpp 4 ans am ñoo xam ne sur 5 ans soo ko defee tey ji am nañu au moins 1 million et quelque ci seeni solidarité kese groupement yi yëpp 80% ci ñoom defal nañ leen formation defar saabu ak defar eau de javel li ñu gën a soxla maanaam li ñu wax tey nii yàlla def na man pare naa jekk nañ ci ba pare ndeysaan 80% groupement yi ne fii ak Touba defal nañ leen formation savon ak département bi est-ce que defal nañ leen formation savon ak eau de javel boobu ñun xalaatuñu lii kon xam nga kon soo ko xooy ne tombé mooy indi ay gaar loolu moo tax tey ba yëf yi jotee ñun lu ñuy def bokkul ak ñeneen ñi dañu jóg daw yi ñun dañuy woo ñi ne leen jóg leen ci li ma leen waxoon ngeen nekk du leen bett yaa ngi fi wax léegi Touba loolu fàttali ma docteur Ndiaye fu ñu ko nee docteur Ndiaye ñu ne bu Thiès ak bu Touba lu tax nga ciblé ñaari dëkk yooyu ndax lépp lu docteur Ndiaye am Thiès rek am na ko Touba macha allah parce que yàlla moo def ci sama liggéey may liggéey Thiès di liggéey Touba ci njëlbeen bi may doon yëngatu fii ci politique bi di organiser jigéen ñi ba macha allah ñu am ci ay ndam jigéen ñi nekk Touba woo ma ne ma ñun docteur ñun ñu ngi dégg ne yow yaa ngi jàppale waa Thiès mais yow Thiès moomuñu la ma ne ko dëgg la ma jël ñetti nit jële leen Thiès yóbbu leen Touba ñu dëkki Touba ñu jënd leen oto jox leen ay moyens pour que ñu daal di def li ñu def Thiès ñu def ko Touba te loolu lañ def te yàlla def na tey sax neexu la wax mais la ñu am ci taxawaay Touba sax amuñu ko Thiès parce que fii ñu toll nii waa Touba defar nañu ci seen formation yi lu di toll ci presque 1500 litres de eau de javel di ko yóbbu ci daara yi loolu waa Touba def nañ ko te jiitu ko waa Thiès xam naa waa Thiès tamit du ñu bàyyi seen loxo ginnaaw incha allah ñoom it dinañ jóg pour que ñi dinañ ne wane ne waa Touba tamit war gënuñ leen a xarañ te ñoom it dinañ ci jóg tamit def lu ëpp loolu. macha allah. am na solo je l'ai dit tantôt ci li nga xam ne mooy dévolution bi mooy li nga xam ne mooy engagement politique de développement ce n'est plus à démontrer ndax li ñu fi wax léegi c'est fàggandikoo gën faju donc day yellaat rek encore une fois bu ñu incité nga xam ne ñooy nos femmes
rawatina ci wàllu politique ñu jox leen loo xam ne ëllëg ci biir dina mën a nekk an boo xam ne da leen di jëriñ te lii ci la bokk ndax ñu leen di formé jëm ci wàllu li nga xam ni mooy wàllum cet waxaguñ sax wàllum coronavirus donc bokk na ci li nga xam ni ci xeex bi et puis c'est extraordinaire ci loolu rek monsieur Ndiaye wala boog docteur Ndiaye tey jigéen ñi wax nga ko léegi ci sa biir wax est-ce que ñoom bokk nañ ci statistiques yi ma jot a dégg que ni ñoom feebar bokk na ci ñu mu gën a laal ici au Sénégal. waaw waaw si statistiques yi wane na 54% ñi mu laal jigéen lañu. parce que xam nga fii dëkk yoo xamante ne la dëkku polygamie la. góor gi saa yu amee benn góor. dina laal ñaar wala ñetti jabar. kon soo ko làmbay noonu tuuti rek. la wàññi bi day gaaw a ci jigéen ñi. waaw loolu moo tax des fois xam naa gars yi bàyyiwuñ ci xel mais loolu daf cee am. ndaxte su fekkee dëkku polygamie la ku góor ki su ko feebaree te ay jabaram mënuñu koo daw mooy ñoom lay njëkk a laal. loolu moo tax soo gisee taux jigéen ñi gën a mag moo tax man yàlla def sama liggéey ak sama taxawaay ci jigéen ñi gën a fës loolu tamit moo taxit ma leen ci gën a ñaax yàlla dafa def ñun fii Sénégal sunu façon dund yépp àndul ak corona ñun dañuy saafonte ñun dañuy demalante dañuy nuyoo mbëkk dañuy lekk ci benn bool kër goo xamante ne ñeenti nit ci war a nekk juróom fukki nit dinañ fa nekk yenn saay ci benn kër dina am ñetti boroom kër yoo xam ne ci benn kër ku ci nekk yenn saay am benn yola ñaari jabar ñooñu ñëpp suñu bokkee ndab à moins de 1,50 m moins de 1 mètre wala 30 centimètres ñu taqaloo ci benn kër mais kooku feebar su fa duggee daal di tas réew mi Sénégal suñu dund moo àndul ak corona comme loolu nekk na ñoo war a def suñuy matuwaay wala mbir mi daal di du bañ a law. Les femmes en état de grossesse ce sont des personnes vulnérables par rapport ak li nga xam ni mooy virus bi. tout à fait xam nga virus bi ñi mu gën a yab mooy ñi nga xam ne seen défense immunitaire maanaam li leen di fàggandikoo ci seen yaram mooy défense immunitaire nit ku nekk dafa am loo xam ne mooy lay sa fàkkandiku li lay fàkk tax ba nga xamante ne su feebar ñëwee nga mën ko fàggandiku loolu moom moo tax ñuy wax défense immunitaire boobu nag jigéenu wérul dafay wàññi mag day wàññi yenn feebar yi nga xamante ne feebar yoo xam ne day wàcce défense immunitaire yi yu mel ni insuffisance rénale yu mel ni hypertension yu mel ni diabète yooyu yépp day wàññi sa défense immunitaire loolu moom moo tax ñooñu muy jigéenu wérul yi ak ñooñu ñëpp muy ñoo xamante ne lu xaw a doy waar la war nañoo jël seen matuwaay su ñenn jëlee benn ñoom war nañoo jël ñaar. et puis dugg un peu question technique aussi ci samay gëstu. j'ai entendu que ni bu fekkee femme bi aussi dafa attrapé li nga xam ne mooy virus bi n'est pas susceptible mu wàll ko ki nga xam ne mooy nourrisson bi maanaam mooy doom ji nekk ci biiram. waaw loolu ñuy wax nii loo gis rek dafa am ay jéego. feebar bu bees la. am na loo xam ne xam nañ ko ci am na loo xam ne xamaguñ ko ci. taxawaayam même ni muy doxee ci biir Afrique sax leeragul suñu bopp. ndax soo ko gisee Europe ni muy courbe bi ni muy dem maanaam soo xoolee courbe bi de croissance bi ni muy yéegee ak ni muy yéegee fii sax bokkul. donc am na lu bare loo xamante ne tey lu desee xam la. moo tax gisaguñu ci études yi gënagul pour xool xale bi di juddu ndax am na corona wala déet parce que souvent aussi soo gisee ne que corona yabul xale kon c'est des fois xale bi sax mën na juddu am ko wala tisati ko te kenn du ko yëg. loolu moo tax ba tey ji amagul quand même ay études yu claires xam naa nag au fur et à mesure dina am ay études yoo xam ne dina ko gën a leeral pour ñu gën a xam mbir mi ni muy demee. ayca pour ñu gën a xam mbir mi ni muy demee ba tey ñu dalal PCA docteur Ndiaye ñu dem rek ci li nga wax léegi yaakaar naa ni ci la ñuy delluwaat France yow nga yàgg fa lool nekkoon fa soit que ñu ne xamuñu ndax da nga fa demoon jàngi wala da nga fa nekkoon di liggéey donc tey ji mën nañu ne yow yaa ñu gën a placé pour xam tubaab bi ñu nekk ci crise bu mel nii ñoom ñu gën cee sonn ndax tey jii dañu naan Afrique ñoom ñoo ci bu ñuy xool coono ñun tey jii mën nañu ñu ngi ci 2% ci coono bi ñoom ñooñu ci gën a sonn est-ce que tey yoon la ñu wóolu leen non mbir mi dootul nañu rafet njot
nañu rafet njott ndaxte nit ki koo xamante ne saa yoo jaaxlee ci moom nga jëm soo ko tamee bés boo jaaxlee doo xam foo koy laaj kon ñun lu mu mënti def rek nañu rafetal suñu diggante ak ñoom du tee nag ñu gëm suñu bopp taxaw liggéey suñu liggéey tey jii ñi nga gis ni tey traitement yi nga xam ne ñi ngi koy def kenn dematul France ñëpp fii lañ koy defee te macha allah ñu ngi ci am ay résultats kon loolu mooy wane nekk kon ñun war nañoo gëm suñu bopp mais tey jii Europe mënuñu ñoom jël ay médicaments wala dara di ko indi fii mënatul nekk parce que ñun ci suñu bopp am nañu ay structure yoo xam ne ñi ngi fi yu am xam-xam yoo xam ne lu fi dugg ñoom dañ koy saytu am na ministère bi am na direction de la pharmacie et du médicament am na direction yu bare yoo xamante ne du ñu bàyyi Sénégal bu ñuy xeeb suñu bopp ba defe ne ku mu neex rek mën dugal lu la neex fii ñun duñ ko def non 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 structure yaa ngi fii dinañ tege te ma wax leen benn yëf mbir mi ñëpp la jaaxal àddina bi yëpp wërngal këpp ñoo ci jaaxle kon war nañuy rafetal parce que tey jii wax ji ñuy wax ci affaire Europe ak France suñu deful ndànk dina ëpp indil ñu problème bu ëpp gën a graaw que corona bi xam nga lu tax tey des maladies yoo xamante ne presque réglé woon nañ seen problème moom mooy variole varicelle yooyu yëpp polio yooyu daan nañu def ay mortalité bu ëpp 10 000 fois li corona def nii waaw fii ci sunu dëkk yi mais vaccination bi moo tax ba tey ji feebar yooyu kenn déggatoo leen polio doo ko déggati variole doo ko déggati rougeole doo ko déggati pourquoi yooyu yëpp 12 vaccin mais tey wax ju ndaw ji ñuy wax naan waa Europe dañuy jox problème tax na ba dina am léegi ay nit yoo xam ne soo yóbboo vaccin pour aar seen bopp loolu ñu bañ waaw ndax mbiru te suñu loolu nag te loolu ngay gis noonu mooy ruur ba ëllëg mu indil ñu lu musiba bu ëpp corona bi ayca loolu mbiru vaccin boobu moom fu mu toll nii moom lëmbee na jamono ñëpp ci la ñuy wax vaccin ndax yow en tant que docteur yaakaar nga ni corona bi ni ko gars yi waxee scientifique yeeg yooyu ci lu dul yàgg dara dinañ mën a am vaccin normal bi gën ci corona. incha allah dina am mais le problème moom mooy est-ce que mën nañ koo xaar parce que xam nga vaccin dafa am durée pour vaccin ñu nangu ko ci waxtaan ñi nga xamante ne ñoo ci liggéey seen ay xayma wane na que septembre lañ xalaat pour gis vaccin fii ba septembre suñu xalaatee ñaata millions de personnes ñooy dee non il faut dire les choses vaccin moom ala kulli an dina am mais problème bi moom mooy ñun taxul vaccin bi moom la ñuy wax tey nan la ñuy def ba du lawati mu taxaw ndax xanaa xamuloo ne xiif bi li muy rey moo nar a ëpp li corona bi rey xiif moom moo dàq xiif bi gën a gaaw li muy rey mooy ëpp corona bi nit ñi hôpitaux yi liggéeyatuñu parce que ñoom ñëpp ci seen xel mi ngi ci corona bi mais ana insuffisants rénaux yi ana diabétique yi ana ñi nga xamante ne tey dañu amoon yeneen maladie grave yoo xamante ne aigu yoo xam ne ñi ngi woon ci dëkk bi te daan leen rey tey corona bi na tax ba rek feebar yooyu dinañ rey plus parce que nit ñi talatuñ ko te au fur et à mesure di nga gis ay personnel de santé bi nga xam ne moo nekk en première ligne ñoom ci seen bopp dinañ dem ba nga xam ne ñoom dañuy feebar suñu feebaree ñi ñu war a faju dootuñu faju waxatuma corona bi mais feebar yeneen yi ñooy rey lu ëpp ndax ñi leen war a faj dañuy fekk mënatuñu leen faj loolu nag ñu bare bàyyiwuñ ci xel noo bëgg ñu bàyyi ci xel tey yàlla def na amatul public amatul privé amatul semi public lépp amatul parce que tey soo xoolee Thiès feebar ba mu ñëwee fan la njëkk a dugg hôpital privé kon su fekkee ñun jëluñu matuwaay ci privé bi kon noonu lay duggee ci biir askan bi yépp ndax nit ñi dañu fay dem hôpital public bi également hôpital boobu bañ ko bloqué est-ce que ñu ngi liggéeyaat ba tey je ne pense même pas kon ña fa doon faju ana fu ñu jëm ña ngay dem di wër-wëraat noonu laay wax ne suñu deful ndànk ba nga xamante ne jëluñu suñu matuwaay ba suñuy personnel de santé bi nga xam ne en première ligne kenn aaru leen dinañ dem ba nga xam ne waxuma corona bi mais yeneen li nga xam ne yeneen feebar yi dinañ rey lu ëpp corona. La stratégie mise en place par les autorités
ji jëm ci wàllum couvre-feu jëm ci aussi tamit li nga xam ni mooy donc ñu gis ko tëjunu marché yi. ak yu ñu mel ak dakkal li nga xam ne mooy dem beeg dikk bi gis nga ni mi ngi jur ay résultats. waaw macha allah vraiment mi ngi jur ay résultats te tey jii soo ko au niveau mondial quand même Sénégal nekk na ci référence waaye man sama jëm bopp ci sama xalaatu bopp pour man dafa des ndax résolution yi ñu jël yëpp matuwaay yu ñu jël yëpp ay matuwaay yu am solo la mais pour man toujours dañ ko jël un peu en retard lu ñuy war a jël tey suñ ko jëlee une semaine après dinañ am une semaine de retard te maladie bi semaine boo ci def rek semaine bu lay gaañ man dafa am façon boo xam ne noonu laa gisee su doon man la ñu laaj dinaa ne dafa am ay zone fi mu ne nii Sénégal mënuñu def confinement général c'est pas possible. suñu dëkk moo ko et ci wàllu boobu docteur mënul nekk le débat se pose au Sénégal. confinement partiel confinement général. c'est quoi votre confinement total c'est pas possible en premier plan mënul nekk. ndax nit ki soo ko tëjee ci biir. même kaña wala janax nga tëj ko te joxoo ko lekk dina def tuuba génn wala mu rey boppam. waaw nit tamit noonu la. ñu ngi rafetlu taxawaayu état bi nga xam ne mi ngi jàppale askan wi mais dafa doyul te bërëngu dajul suuf du ñëpp ñoo ci jot tey li ñu waroon gën a def moom mooy cibler confinement bi zone yi nga xamante ne tey cas communautaire yi commencé na fa lëmbe mais dañ ko tëj jox leen ba pare indi masque yi sénégalais am nañu xel am nañu xam-xam mais ñi ngi commencé defar mais nañ defar ay masques nit ñi ku ci nekk benn masque buy jar 500 francs nga am ci 2 ou 3 nga xamante ne ça te permet parce que lu waay di def rek daf ko war a teg ci science masque bi su fekkee da nga ko yor chaque jour tout le temps masque bi amalatu la njëriñ mais masque bi su fekkee yaa ngi ko yor le matin l'après-midi nga nettoyer ko tuuti ak eau de javel parce que feebar bu corona dafa gaaw waaye dëgërul lu gaaw a dee la kon rek xeex ko war na mën a ne mais dafa gaaw saay-saay la mais lu tey jii nga am nit ki tey ak 1000 francs mu am peut-être 3 masques nettoyer l'après-midi beneen suba mu sol beneen masque boobu dina permettre ak moom du mën a wàll keneen ki tamit su ko solee moom du mën a wàll keneen suñ ko jàppoo noonu état tamit jàpp si ñu daal di tey am na ay sociétés yu mag yu fi nekkoon moom mooy NSTS tey Sotexka tey mais ñooñu ñëpp état dafa war a ñëw jël leen téye leen daal di koy arrêté ñoom ñëpp ñu dugaat jëmle ci defar ay masque c'est possible en moins de 4 jours 5 jours une semaine on pourra faire des masques pour tout le Sénégal les sociétés sont là sont fermées ñi amoon njàng mi ñi ngi fi ñi am xam-xam bi ñi ngi fi Sénégal liggéey mais pourquoi lu lekk jox leen lu ñu téye confiner leen au moins sur 15 jours. pour mën a protéger. loolu mooy confinement partiel et progressif. plus ñu xool ci résultats yi muy tax ñu wàññi confinement bi parce que les résultats sont là et zone yi nga xam ne dañu leen confiner ñu accélérer seen test. parce que foofu am nañu kii bi xam nañu ne. ma nga fa mi ngi fay ruur ndax communautaire yi bari nañ fa. dès cet instant test yi dañ ko fay roy yokk. et nañu jaral lu ne. ne état jël moyens yi def ko ci ñu daal di def test yi indi masque yi confinement beneen zone yi yeneen zone yi nga xam ne neewu fa ñu wut seen masque sensibiliser leen loolu mooy incha allah sama xam-xam bu gàtt de. defe naa ne moom mooy indi saafara. ci sa xam-xam boobu sax lañ koy parce que docteur Ndiaye wax nga lu am solo ci loolu rek laay def benn saut pour aussi dire que y a pas mal d'initiatives ici qui yoo xam ne jël nañ ko ci wàllu masque yi ici à Thiès on voit des tailleurs yoo xam ne ñi ngi ñoom aussi li ñuy jooytu des fois mooy sukkandiku pour ñu defal leen prototype
yi nga xam ni mooy yi gën pour parce que ñu ngi koy jooy mais il y a pas mal d'initiatives lu ci demee ni que Bafou Collection commencé na ci def ay confection am nañu sax ay association yu bari yoo xam ne ñu ngi leen ci jox ku ci demee ni que yem si mbër ñu bari nañu mais fi ñu toll ni ñoom la ñu soxla mooy c'est-à-dire prototype bi nga xam ne tey moom la ñu recommandé pour masque yi ci loolee loolu benn kii la rek benn parenthèse mais da nga wax lu am solo docteur Ndiaye mooy zone yi nga xam ni moo gën a moo fa la communautaire bi lëmbee communautaire ñu def confinement partiel mais le problème qui se pose c'est la capitale fi ñu toll nii mu waaw mais xam nga lu tàkk su jotee fa mu tàkke nga koy fayee waaw mais su tàkkee nga koy fayee feneen yow amoo maanaam jaan bi doo topp watatit bi dóor ci jaan bi ngay dóor mbir mi foofu lañ ko war a defee ma jox la exemple bu simple dëkk bi ñuy wax Lagos moo ëpp Sénégal Dakar 10 fois Lagos kese moo ëpp Sénégal 2 fois Lagos ils sont en confinement total Lagos Abuja est en confinement total mais quand même dëkk yooyu ñoo ëpp Dakar fopp kon lu mën a ne la jafe na yombul waaye nag su dara taxawee li ko jaral dina tax nga def la ko la ca ba. balaa mooy jox ma ay est-ce que toujours tamit sunu problème bi posé waat mooy les décisions politiques c'est-à-dire que le courage politique de nos dirigeants. est-ce que non président am na courage politique parce que bi yoon jël na ay mesures yu mag mais dafa war a gën a gaaw. président mesures yi mu jël am na ñu bare sax dañ ko ci naw parce que ñu bare dañ ko ci sax toppandoo. mais pour man dafa war a gën a gaaw parce que souvent fii Sénégal dafa bëri masla. trop te ñi nga xamante ne tam dañ ci war a wax. dafa bari Sénégal saa yi ñu wax ñi war a wax dafa bari. alors que tey ci yoon même président de la République waratu wax ce sont les spécialistes de la virologie. les spécialistes de la maladie infectieuse ñoo war a wax. président xam nga lu mu war a def nan la ñuy defee ba ñooñu lu ñu wax ñu daal di koy tege ci yoon woowu jeex na tout. su bés ba weesoo nag ku nekk delluwaat ci sa xam-xam. mi ngi noonu ndax yaakaaroo ni docteur jamono ji yaa ngi wax sànq ci mbiri masque est-ce que jotul ñu exiger ñu ne ñëpp nañuy porter masque ku génn ci mbedd mi te solo masque ñu téye la comme ni ñu defee couvre-feu bi ak yeneen ñu exiger ñu masque surtout borom boutique yi tamit ñu leen di exiger ñuy sol ay gants. ndaxte toujours da ngay xool ne ñun ñëpp population bi Sénégal ñu mel ne man mënuñoo dëkk ci supermarché yi dañuy dem ci boutique yi ndax loolu la ñu àttan donc kon tey jii borom boutique boobu bu fekkente ni protégé wul boppam mën na ma ko jox ma dem jox ko sama waa kër keneen jox ko keneen kon ci ñooñu ñuy dem yaakaaroo ni tey bu ñu exiger ñu ne réew mi ñëpp képp kuy génn ci mbedd mi na nga takk masque. ku ñu gis te takkoo masque ñu créé yàlla est-ce que tey yaakaaroo ni àgg nañ ci foofu. man dama ne weesu nañ foofu man li nga wax nii wax naa ko ba pare. su doon man kese loolu laay taxawale ku solul masque ñu jàpp la. ba pare tamit mais il faut mettre soo nee nit ki solal masque mais il faut mettre des masques à la disposition. c'est tout parce que su ma la nee demal wuti masque te amoo masque te wuree masque mënoo ko jot mais kooku tam man maa ngi lay wax lu amul bopp. nañu jël sunu liggéeykat yi fi nekk xarañ nañu sunu société yi tëjoon ñi ngi fi. yooyu yëpp nañ ko toogaat waxtaan togg ko xalaat ci liggéey ko macha allah suñ ko defoon dinañ am masque yu doy. lu ci mel ne suñ ko defoon. masque yu doy nga teg ko. en 2-3 jours masque yi ne fi ñu jox ko nit ñi ku ko solul ñu duma la mais tamit naa la wax benn yëf. gant bi arme à double tranchant la. xam nga gant bi su ci doomu jàngoro bi dalee mu téye ko dina def diir bu xam ne moo gën a gudd que su tegu woon ci bois bi wala mu tegu woon ci tissu. ok ndax gant latex la. latex moom plastique la. day téye day yàgg ci moom. moo tax même suñu nekkee ci structure boo xam ne dafay jaay ay produits. mën na sol gant waaye war naa fàttaliku ne que ci kaw gant bi. war naa jël solution hydrochlorée mooy genre eau de javel bi. nga xam ne yenn saa yi mu nettoyer gant bi. surtout.
ndax su fekkee mi ngi téye gant bi rek mais gant boobu tamit moom it day nekk comme li ñuy wax ne ndax ñun fii Sénégal noonu lañ koy saafara bu jur jàngoro bu gën a yées kon dafay laaj régulièrement ñuy nettoyer gant bi soo téyee sa gant au bout d'un certain temps nga jël eau chlorée bi nga defaat ko tuuti nii parce que xel nanguwul fii Sénégal ku ne day seet lu mu man nit mënta yor gant chaque 2 heures mu changé gant muy benn nga yor benn paquet par jour loolu kenn mënu ko fi. mais war nañu mën nettoyer. problème boobu régulièrement war nañu mën nettoyer régulièrement ak de l'eau chlorée moom mooy eau de javel ñu nettoyer ko régulièrement day permettre parce que comme ni ma leen koy waxee garab feebar bu saay-saay la. waaye dafa gaaw a dee dafa gaaw a dee. germe bu neex a rey la. parce que germe boo xamante ne eau de javel rey na ko saabu ordinaire. rey nañ ko parce que fii mu ne nii. ñu bare dañu defe ne que savon. liquide kese moo koy rey eau de javel ci gën a gaaw ak saabu bi ñuy wax per savon bi wala ba naan per savon ordinaire bi savon ordinaire bi su ci doomu jàngoro bu tegoo day dee kon nit ki war na ko mën a nettoyer woo te përngal googu cherul te jigéen ñi sax ñun formé nañ leen ci defar yooyu. saabu mais nañ koy defar Thiès moom mënoo dugg ci benn koñ boo xam ne jigéen bi formé wu leen nañu defar saabu yi defar eau de javel yi jàngal nañ leen ko ba pare parce que man dama ne man tey jii jël alal di jox nit ki 3 fan lay mu jeex mais jox ko xam-xam boo xamante dina ko aar ak giiru dundam la ñun ci xam-xam la ñuy dimbalee askan wi ci xam-xam boobu lañ leen formé savon bi eau de javel bi ba pare tamit ci sunu xam-xam bopp ñu leen di wax su doon sunu xalaat nii lañ koy doxale ay ca jaajëfal ci bu baax ñi nga xamante ni nii ñoom li nga wax nii daf ma fàttali ndax dama ko gis ñoom dañuy raxasu seen gants yi tout le temps sax daanaka 30 minutes bu ne maa ngi remarqué ñuy raxas seen gants yi nii di ko di ci sotti ay liquide ak yooyu di xam naa ni loolu moo ko waral waaw muy waa hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu hôpital régional bu Thiès vraiment di leen nuyuwaale di nuyu aussi ñi nga xam ni ñoo nekk COSES di defar ay masque di maye di may population bi tout le temps ñooñu tamit di leen ci encouragé di leen wax ne ñu yokk ko mais kon xam naa ni waxtu wi li ci des bareetul Ismaïla donc kon dama lay bàyyi rek ak docteur bu ko defee ñu gën a xuus ci kii bi donc li ñu desee ci temps bareetul dañuy terminer ci dernier point bi mooy tey la demande sociale parce que bu ñuy wax feebar bi tamit ñaari mbir day dugg wax nga ko sànq mooy li nga xam ne mooy confinement partiel bi na nit ñi toog seen kër dem beeg dikki bi wàññi mais on a vu que li nga wax sànq saafara buy jur jàngoro yi jëm ci wàllu dund gi ceeb beeg dëwlin gi ça pose problème est-ce que dama naan sax du ñu dem ba fàtte xeex feebar bi coow li nga xam ne mooy di xeex ceeb bi gën a bari coow li nga xam ne mooy feebar bi moom mooy li ma wax nii xam nga mbir moom liy solo mooy na farata tax nit ñi jóg wallaahi mais gis nga tant que farata bi dañ ko fa bàyyi di topp loo xamante ne du farata safaan rek la ñuy am xam nga tey feebar bi moo tax nit ñi jóg mais nit ñaa ngi topp ceeb bi bàyyi feebar bi suñ ko xoolee kon daf ñuy au lieu que mu saafara lañ ci wutoon mais jàngoro la yokk mais lenn laay wax feebar bi du caaxaan feebar bi dafa am solo ndaxte fekkee ma ngay mëdd ñu ëpp doole kon nañu góorgóorlu ba mu bañ ñaa egsi fi mu ñu yegg fi mu yegg ñooñu bañ faa egsi te loolu nag li koy indi moom mooy ñu jël ay mesures yu wóor mesures yu am doole te mesures yooyu mooy di ma leen xalaat sama xalaat bopp la. waaye docteur yow ñun Thiès dañ la cee yaakaar loolu la ñuy waajalal Thiès ndaxte nag Thiès moom jaaxlewuñu ndax docteur Ndiaye ngi fi. non mooy li ma leen wax donc mi ngi fi waaye docteur Ndiaye ngi fi. non docteur Ndiaye moom amul leneen mu xam. mais mel moom mën naa leen ko wax. mooy sama xam-xam. ak yàlla ni nga def man ni ma organiser samay nit ni ma leen organiser ñoom suñu doxalee ne ma ko bëggee problème bi du am parce que mënoo dugg ci benn quartier Thiès benn boo xamul amul au moins 5 wala ba 10 groupement yoo xam ne ñun ñoo leen formé ba pare. kon tey ñoom suñu jàpp ne day amuñu eau de javel amuñu savon man daf may reetaan parce que jàng nañ ko mën nañ ko mi ngi seen loxo am nañu solidarité boo xam ne mën nañ ko liggéey kon nañ ci jóg man loolu laay wax nit ki su la jàngalee wan la yoon tey sam papa dootuma ko laaj dépense man maa koy dimbali waaye dootuma xaar mu dimbali ma kon nit ki tam su la jàngalee ba nga man
ba am sa xel am sa moyen yoo xam ne ñi ngi ko yéen a ngi ko yor loolu da ngeen koy war a utiliser pour mën a askan wi yëpp mën cee jot. Mais ici, est-ce que dans la lutte ici à Thiès, Docteur Ndiaye a été approché par les autorités pour un peu donner sa pensée? non amul xalaat man li may wax nii sama xalaat la maa ngi leen ko yéen ma ko laaj ma jox leen ko. Mais ñoom tey ci parce que on a dit dañuy boole doole yi boole xalaat yi. bokkuma ci. approché nañ la. bokkuma ci xanaa loolu leer na. ndax boobu day. waxuñu ma ci bokkuma ci man tam maa ngi toog sama xalaat moom am naa ko comme nii soo leen ma wooyee ma wax ko. waxtaan ko yenn saa itam ñu woo ma ci réseaux sociaux yi ma yeete wax ci li ma xalaat falaayam mais nag kenn soo demee ñoom it nag mais nag ña fa nekk itam yàlla may na ñoom it am nañu xarañte am nañu xam-xam bi te maa ngi remercier bu baax médecin chef de région muy docteur Malick Ndiaye ak docteur Faye mi nga xam ne médecin chef de district ñoom itam sonn nañ ci trop. te tamit defe naa ne mbir mi ñoom it li ma ci xam ñoom xam nañ ko ci te itam ñoom it dinañ ci joxe seen xam-xam waaye man en dehors de santé bi dama nekk acteur de terrain. moo tax ma am foo xam ne maa leen ko fa ma ne ndaxte loolu ni ma xam ci terrain bi ñoom xamuñu ko ci. Et ici à Thiès, depuis un certain temps, toujours ci casquette docteur bi on n'a pas vu encore peut-être de cas depuis cas yi ñu déggoon on touche du bois tey jàpp ngeen ni comme ni nga ko waxee sànq daay bi day nelaw ba tey ou bien on peut avancer. non c'est-à-dire dañuy xam ne que mbir mi dafa doy waar soo wàccee sa loxo rek daal di daanu fii mu ne nii da ngay xool nit ñi ba tey am na ñoo xam ne ñi ngi jaar ci suuf di dem Dakar di ñëw ñaata nit lañu ñu jàpp ci ñuy aw ci àll bi ñuy jaar ci ko ci ñàll di dem ci Dakar wala dem beneen dëkk. kon bu ñu nu ñuy wax rek il faut pas dormir sur ses lauriers. war a ñoo nelaw daal ne yëf yom mi ngi mais non à tout instant mën na ñëwaat te su ñëwaatee rek mara dee taali loolu moo tax nañu jël sunu ay matuwaay yépp te matuwaay bi ci njëkk te boo xam ne mën nañ ko moom mooy suñu portée la c'est à notre portée moom mooy ñu bàyyi saafonte bi bàyyi taxaw ñu bëri dajaloo ci ay mbooloo ba pare tamit ci li nga xam ne mën nañ ko moom mooy di nettoyer wu régulièrement di diwoo liquide hydroalcoolique yi soo ko amee soo ko amul saabu nga raxasu ba pare tamit yenn yëf yu sew yoo xam ne nit ñi ñu ngi koy def ñu ba ko gis naa sénégalais yépp dañuy yor socc te soccu maara de taali moo gën a gaaw ci Covid. moom socc. waaw moom socc nga wax de. loxo dañ koy tere du. socc ngay loxoy téye du loxo. téye ko sa bakkan de sa loxo ngay téye sa socc. soo téye sa socc di socc dox ci mbedd mi koo romb nuyu ko. wala soo ko nuyuwul tamit nga téye dara wala nga teg sa loxo fenn. ba pare soo pareeatee xëccaat sa socc continuer socc jëm ci mbedd mi. kooku maara de taali te ci ñi ngi socc. maa ngi gis tous les jours maa ngi gis ci mbedd mi ñi ngi socc c'est très grave dañ ko war a arrêter. Matar sa dernière question. waaw mu ngi noonu non man kay fu mu toll nii moom docteur. waa solal naa ko chapeau vraiment. kon am na solo docteur ba terminé ak yow rek tey ñi ngi koy wax sànq ci off balaa ñu ngi commencé émission bi mooy les comportements tey post Covid le message. waaw c'est-à-dire post Covid yeggaguñ fa. nañu wax Covid. ñu wax Covid mais tey waaw post Covid yeggaguñ fa tey nañu wax ñun. nan la ñu war a taxawoo. nangu c'est-à-dire luy dëgg sénégalais luy problème am du nangu. boroom xam-xam su la nee defal bàyyil da nga war a baax. vraiment. bàyyil tey ji sëriñ bi mooy médecin bi suñu paree médecin bi dem toog fee sëriñ si ñëwaat te mais fii mi feebar toogee médecin mooy wax bàyyil ak jafal médecin ci kaw xam-xam la koy teg xam-xam boobu nag nit ñi dañ ko war a nangu ku xamul dara dafay noppi man damay gis ñu nga xam ne ñi ngi ciy wax te amul ci xam-xam te kuy wax ci loo amul xam-xam ci un danger ambulant Thiès nag ak Sénégal dafa bëri danger ambulant parce que ñu bëri ñu ngi ciy wax te xamuñ ci dara. lenn rek laa ci yokk coronavirus nga da nga koy maye rek askan wi ñu ci mel ne man xam nga ñun mbiri hôpital xamuñ ci dara. tey ji lan la ñu mën a gis nit di ko def ba ñu mën a xam ne wala ñu njortu ne
peut-être kii amee na jàngoro bi. waaw xam nga fii tey jii wax na leer na ñëpp ne que feebar la boo xamante ne ci sa bakken lay jaar ak ci sa gémmiñ su ñëwee li muy fu muy njëkk dem moom mooy taxaw ci sa bolli mu wow mu commencé indi lu ñuy wax ay irritation mooy angine su duggee ci biir yaram bi daal di war a jóg pour xeex ak moom mooy fàggadiku bi mooy indi fièvre su fekkee moom nag dafa am foo xam ne fa la gën a bëgg nekk moom mooy poumon yi mooy xëtër fa lay dem nañ saax toog fu fa demee toog nag sëqët lay indi su indee sëqët boobu nag mooy indi law bi di feebar di indi yóbbuwaat feebar bi di ko indi feneen su demee ba foofu nag ba weesu poumon bi nga xam ne fa la gën a bëgg moom naan xat na fa léegi nag mu doog dem ci yaram bi yépp mu indi lompoñ ay yaram buy metti tànk yi metti ak lépp mu metti soo ko xoolee rek day mel ni comme sibiru ci biir soo ko seetee ci feebar. ayca mi ngi noonu jaajëfal la bu baax Ismaïla. ayca jërëjëf Papis merci beaucoup aussi docteur d'avoir donc honoré li nga xam mooy invitation bi tey le message bi ngay jàllale pour ce dernier mot lan lay nekk. sama message mooy li ma waxoon ci njëlbeen nañu nangu suñu autorité médicale yi yàlla def na tey jii wane nañu xarañteef la ñu wax na ko nit ñi topp su nit ñi toppee rek macha allah war nañ ci mën a am ndam. nañu bàyyi saafonte bi nañu bàyyi nuyoo bi nañu bàyyi yu bare yoo xamante ne na ku ne toog sa kër su fekkee amuloo leneen looy def ku génn daa fekk amuloo mënoo da nga def ba mënuloo bañ a génn nga génn na ñëpp toog seen kër bàyyi wax ji làmban saafonte bi waxante bi ak yooyu yëpp nga xamante ne docteur yi tere nañ ko dañuy raxas suñuy loxo raxas seen loxo nag per savon maanaam per savon saabu ordinaire bee ci gën te gën cee gaaw eau de javel bi baax na ci te yooyu yëpp lu yomb la ku la ne mënuma koo am dalay wax nañ ko wut nañ ko defar ñi nga xam ne mën nañ ko defar nag nañ ko defar jox ko askan wi. jërëjëf voilà di jaajëfal bu baax moom PCA docteur Ndiaye moom nag comme ni ñu ko waxee rek comme fi mu jaar nekk na professeur à l'université wax dëgg yàlla di borom xam-xam waaye tamit nekkoon coordonnateur ci zone ouest fii nii nekk mandataire nekk aussi koo xamante ni dafa dañ ko ràññee ci mbiri politique muy def politique de développement di jàppale jigéen ñi. tey mun nañ ne Thiès li ci ëpp ci jigéen ñi tey yàlla ak docteur Ndiaye moo tax ñu am métier jëmm jooju tey moom la ñu dalaloon nekkoon it koo xam ni demoon na sàkku ji xam-xam ci biti réew ñëw indi ci réewam di doomu Thiès waaye tamit jël Touba def ko référence ba tax na lu mu am Thiès am ko Touba di ko jaajëfal bu baax a baax ci liggéey boobu muy liggéey ci Thiès waaye tamit di ko jaajëfal aussi ci li muy def muy jéego yi nga xam ni homme de terrain bi mu doon di dimbali nit ñi parce que ñun tamit ko naaw ba dañ ci yëngu bu nu gisee ku ci yëngu dañ ci daal di kontaan lool dañ lay daal di ñun tamit teg ci loxo maanaam ngir loolee mën a jëm ci kanam di ko ci jaajëfal bu baax di ko encourager ci loolu mbokk yi mi ngi noonu man la woon DJ Papis Seydi sax laay wax fii ci Thiès TV àndoon ak sama xarit Ismaïla ñu dalaloon sunu doyen muy docteur Ndiaye di leen jox dig daje ci yeneen i numéro incha allah. jërëjëf Papis jërëjëf docteur Ndiaye jërëjëf équipe technique bi nga xam ni ñoom la ñu àndaloon ci liggéey bi di gërëm bu baax aussi Boubacar Diarra l'homme de xaritu Alaaji Assane Gueye ci à chaque fois ci suba gi donc dañu koy déglu mais aussi day nekk benn porteur de voix ici à Thiès di passer des informations yoo xam ne ñu ngi koy relayer au niveau central c'est déjà quelque chose ba tey ci xeex bi di ko gërëm bu baax bokk ci staff docteur Ndiaye di gërëm bu baax docteur ci engagement bi je l'ai dit ci samay propos ci tàmbali bi mooy acteur de développement bu engagé moi j'enlève casquette politicien bi mais dama naan comme ni nga ko waxee homme de terrain et c'est ça que nous avons besoin ici au Sénégal et rawatina fii ci diwaanu Thiès mooy des gens qui sont dans le terrain et qui aident les gens ci domaine boo xam ne pas jox leen alal rek mais jàngal leen loo xam ne ëllëg ci biir dina leen jëriñ te ça c'est vérifié par rapport ak ñi nga xam ne ñooy defar lii di saabu yi defar eau de javel ci jigéen ñi et ça je vous en félicite au nom donc de la Thiès TV et di nga xam ne mooy population thiessoise di gërëm bu baax mbokk yi ñi nga xam ne ñoo ñu doon bàyyi xel di leen wax ni lay demee saa su ne fii ci Thiès TV ànd ak yéen ci li nga xam ne mooy lutte contre le
coronavirus Covid 19 ngoon su ne ñu ànd ak ay ñi nga xam ne ñoom la seen xam-xam màcc ci wàllu ñoom ñi nga xam ne aussi ñoo nekk ci xeex bi ci kanam ngir di jële ci li nga xam ne mooy mbas mi di leen gërëm mbokk yi te di leen jox dig daje ba beneen yoon Lamine newoon ci caméra bi ak Lamine bi nga xam ne moo nekkoon ci régie bi Pape Sylla bi nekkoon ci réalisation bi merci beaucoup à la prochaine.